di may seen revue de presse ñu àndi ci ak El Hadji Ahmed Aïdara. Bismillah ay suñu réew mi ne fan la jëm ak coowal Mansour Faye gi ak Cheikh Issa Sall Ousmane Sonko termine yéene kaay ne Tahirou Ndiaye day waaw ma nga nekk na ci digg werante ga laa la wax parce que Cheikh Issa Sall nee na njiital Pastef di Ousmane Sonko ci boppam moo bëggoon taje ak président Macky Sall laa la wax waaw ngir Macky Sall ci boppam daal di wañ nag loxol justice bi la ngir ñu daal di dakal topp mi nga xam ne kon ñu ngi koy topp Tahirou Ndiaye yaa jum wala maa jum looloo am yéene kaay gi ne ci fàttali day waaw dama ne Tahirou Ndiaye ak jabaram ak ay doomam yu jigéen yoo xam ne ay doomu ndénkaane lañ day crée bi daa daloon seen kaw daal di leen daaneel 2015 moom Tahirou Ndiaye moomee ak ña mu àndal waaw ñu daal di leen daan nag juróomi atu yàlla ci kaso bi lée nangu seenu alal amande leen lu tolloog ñetti ci ay milliards la ilaha illallah Bougane Gueye Dany day ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga coowal enregistrement boobee waaw du indil Sénégal dara ba dara booloo jeex nag laa la wax te man nag dama dul nekk ci ay débat yoo xam ne darul jëmale réew mi kanam waaw kay waay te jàpp naa ne nag ñoom ñooñee nga xam ne ñoo séq enregistrement boobee waaw xam nañ ne coow lii sagalu leen de déedéet Bougane Gueye Dany yemu ca ndaxte nee na man nag sama digganteeg Ousmane Sonko man Bougane ping pong la woon door fayu enquête yéene kaay ne Bougane Gueye Dany tam wax na ca wàllum inondation yi de inondation yoo yee enquête yéene kaay nee na programme décennal de lutte contre les inondations waaw Macky Sall xam le ne lu tolloog juróomi téeméer ak juróom benn ci ay milliards lañ ca dépensé way Samba Bougane Gueye Dany ci tribune yéene kaay ne yow ni koo xam ni mënta defar assainissement bu cité kër góor gi bu la diggée ne danaa la defal assainissement Kër Massar boo ko gëmee sa problème la Bougane Gueye Dany yemu ca ndaxte njiital gëm sa bopp day waaw nee na gis nga tey ji sénégalais ci boppam ñoo bëgg ku leen di nax dañ leen waxante dëgg yow milliards yi nga xam ne kon moom lañ dugal ci cité kër góor gi kii dama ne la mënoon naa lijjanti problème u Kër Massar yëpp ci wàllum inondation laa la wax demal ba wax naan droit mais dama ne am na ay ndox yoo xam ne 2015 lañ fa nekkoon ba bis yoon yàlla tey laa la wax la ilaha illallah ca jamono jooje le soleil yéene kaay nee na soleil bi tey di jant bi la ñuy jëfandikoo fond vert ba la climat waaw def 50 milliards ngir lu tolloo junni ci ay village mën a am courant solaire ba la waaw les ko yéene kaay ne waaye ki nga xam ne moo nekkoon maire Mantes-la-Jolie day taxal na président Macky Sall de mar di Italie ci ay dépenses yoo xam ne kon doon na ko def Michel Vialey daal dina tudd président Macky Sall ci ñi nga xam ne moom tubaab bi nee na da leen doon may kon ay cadeau way Samba la ilaha illallah ay carré ngeen ne étoile ak marque Hermès écharpe yi la te gis nga dépense yu ngand yooyu nga xam ne moom la maire Mantes-la-Jolie doon def day daa duggoon na ci ay mission yoo xam ne waa ji da ko doon def ci kon fii ci Sénégal laa la wax rapport u chambre régionale des comptes bu Île-de-France moom moo ko def laa la wax ñu dellu si Sénégal ca jamono jooje rako Macky Sall ca boppam di Aliou Sall Direct News nee na tey la atem bi ci tribunalu Ndakaaru kii ak waa groupe des médias la ilaha illallah yéene kaa gi ne waaye Aliou Sall mi kan la yaf looloo jar a laaj dama ne Aliou Sall kan la yaf laa la wax te gis nga caayu mairie bu Guédiawaye bee mi ngi gën a leer de Pape Diogoye Faye ñi directeur général u Direct News nee na ba keroog jant bi fay jusqu'à l'extinction du soleil ñin la ñu waxoon duñ ci teggi un yotaa laa la wax dara lañ ci dul teg ne Aliou Sall ak mairie bu Guédiawaye boobee waa Auchan lañ ko bëgg a jox te looloy dëgg ak lu ñu mën a jam wii rek dugg fii génn fi dara mairie ba daal Auchan lañ ko bëgg a jox Direct News ne conseil municipal bi daal dañ leen di jëfandikoo nii rek ngir daganal kon wàllum njaay mairie googe ba tax na justice bi nag fi mu nekk nii kon ñu ngi leen di woo ngeen jàmbaar woo bété dama ne la justice bi ñu ngi leen di woo yéene kaa gi ne waaye yàlla sax tey daa jox dëgg nag waa Direct News waaw parce que actuel mairie bi mairie Guédiawaye bi ak yeneen i bërëb yoo xam ne askan waa ko moom ñi ngi nekk ci ay tànk ñu joxe leen laa la wax dëgg la de waaye nag jàpp leen na nguuru yàlla kese moo dul jeex nit ñi nañuy dem de tabax yaa fay des Le Quotidien yéene kaa ne ku wee di laajal assemblée nationale kay démb lañ doon yeesal bureau ba waa APR de wàcce nañu Moustapha Cissé Lo mar d'Italie maa la ko wax dama ne la Abdou Mbow remplacé na Moustapha Cissé Lo premier vice-président ca assemblée nationale Le Témoin yéene kaa ne Cissé Lo kay gars yi suruxal nañ ko de yóbbu nañ ko ca saaku ye de sur sa année moo taxit wax na Moustapha Cissé Lo pataralam ngam nekkoon jugee na fa moom Moustapha Cissé Lo ci lay se ko yéene kaay waaw nee na Abdou Mbow sama raka la sama xarit la te ñun ñoo créé noo parti bi laa la wax man aw ma benn problème ak président Macky Sall waaye ñenn ci parti bi laa amal problème barke Serigne Touba maagal gii weesu moo mujj président Macky Sall jël na ab ministre am laa lay wax nii yónni ko ci man te gis nga fi mu nekk nii man Moustapha Cissé Lo sama wàllu wér-gu-yaram laa daal la santé avant tout sur quotidien ne njiital assemblée nationale di Moustapha Niasse tay daal dinay fëkk ca kaw taabal ja laa la wax dëgg la Moustapha Niasse ci 24 heures ne assemblée nationale waaw mënta nekk cour suprême mënta remplacer conseil constitutionnel mënta remplacer gouvernement bi te gis nga ñin na kenn mënuñoo def looloo xam ne bëgguñu ko Le Quotidien yéene kaa ne en tout cas opposition bi te la ñu wax nee nañu waa APR la ñu wax ca coowal Aliou Dembourou Sow bi lée waaye sedd na de APR lu ñu wax nii doyul de Bougane Gueye Dany ci tribune yéene kaay ne kaddu yi nga xam ne moom la
Aliou Dembourou Sow yëkkati ni la très dangereux mën naa taalug réew dama ne la bu nekkoon feneen ba léegi heure bi tànkam yi dootul laal suuf nee nañ ko tas waxtu wi nag daa jot ngir président Macky Sall wax ak waa këram Serigne Abdou Mbacké bu Daaru Muxti ci évidence yéene kaay waaw nee na Macky Sall du wax ak waa këram déedéet moom waa këram lu ñu def neex na ko ayow fii la maître Moussa Diop wax ne illaa Touba ji nañ leen ko lalli dindi tali bi def ko illaa Fouta ndax waa Fouta ñoo votel Macky Sall defu ko dara waaye keroog ba mu waxee ca troisième mandat ba la ko dàq Mbacké ba yemu ca dee parce que Serigne Abdou Mbacké nee na lii daal kaddu yi Aliou Dembourou Sow yi lée boo di xente ci wàllum xeet la yee fitna taalub réew daganal faat bakkan te pourtant am na ñoo xam ne la ñu wax moo gën a ndaw fap li Aliou Dembourou Sow wax te dañ leen a yóbbu kon ci kanamu justice yéene kaa gi ne ay conseiller ne ca Mbambilor day ci situation seen département boobee nee nañ Omar Gueye metteur en scène la def tayaatu dong la mën laa la wax dama ne la ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak maire Ndiadiop waaw ña ngay tuumaal Omar Gueye na Omar Gueye mooy lakdaay ga mooy daal dëkk ba laa la wax di fa yëkkati fitna enquête yéene kaay ne ni ñuy joxee suuf si fii ci Sénégal day rawatina wàllu mbay mi waaw loi boobu daal dafa mel ni góor ñi rek ko moom quoi last jigéen ñi kay daa mel ni nañ leen caaboot di la tey mooy yéene kaay ne coowal ter mu circulé day ñi ñu jëlee ca Wakam waaw mais njaboot yooyee fañ leen denc na le mer nañu lool général Mamadou Seck day ci 24 heures waaw nee na nañ leen moytoo politiser dossier bi coowal ba faaba yow day maître Clédor Ciré Ly waaw dal na ci kaw enquêteurs yi day parce que nee na enquête gendarmerie bi waaw wàllum njuuj njaaj la arna dëgg la exclusive yéene kaay ne présidentielle ba ca Guinée day ñetti fan a ci des waaw waaye nar naa jaxasoo de parce que waa Guinée nee nañ waa Union européenne buñ fa ñëw di xool yeeway samba opposition ba nañ leen di torturer fi nag série ba nee na du joxe PV bureau de vote ya yeeway samba 24 heures yéene kaay ne président Niger day Mahamadou Issoufou nee na man de fii laa leen di xamalee ne defuma troisième mandat déedéet nee na soo leen gisee man du ma def troisième mandat askanuk Afrique yi dañuy soxla léeg-léeg seen démocratie di nooyi te wàllum démocratie joojee nekkul organiser ay élection yu leer kese déedéet waaye alternance am di am bokk na cax la ilaha illallah waxam ji jar naa bàyyi xel de waaye nag ak luñ ci bàyyi xel de leen bàyyi xel ci pétrole bi parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal bon café ñoo leen Sénégal nee na ñu falaat nañu ko ñetti at ci mbokk nekk membre ci conseil des droits de l'homme foofee ci Nations Unies lu may loolee renouvellement wu bureau bu assemblée nationale jàngatu pour Serigne Saliou Samb ci wàllu boobee ci jéego yi nga xam ne am na ci wàllu politique renouvellement boobee des na ko yaatal lool ci biir xibaar yi ànd ci ak Fatoulaye Mbaye Diop. migrants yu nekk victime fële ci Mbàkke la ñuy bëgg mooy sàkkukat ci fonds yi ñu dégagé woon ngir ñoom mën a yegg ci ñoom ngir ñu mën a liggéey loolee des na ci dellu soit mbetteel fële ak déception ci Tivaouane Peulh 1796 victimes yi nga xam ni dañu daanoo leen seen ay dëkkuwaay ba léegi daanaka solution bu leer nañu jibagul ci seen i ëllëg xibaaru sport nañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kay yi la ñuy ndax keppe xibaar yi ak Alaaji Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. Aleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Mansour. naka situation tali bi. Voilà, nous avons choisi le boulevard du Centenaire jaaree ko passage à niveau ak marché au poisson jëm fële nga xam moom mooy Secrétariat des ralentissements ci accès boobule mais taxul mu métti lool passage à niveau bi aussi da ngay xaw a teg sa tànk jëm marché au poisson waaye là où la situation est très très compliquée en ce moment c'est sur la route nationale pour des véhicules en provenance de Rufisque bëgg a progresser vers Dakar xat na ci diggante Fass Mbao rond-point Sicap Mbao Diamaguène Diacksao jëm du côté de Poste Thiaroye c'est saturé sur ce trajet vous avez averti yéen ñu choisir accès boobu la Mansour. asalaamaaleykum Sénégal falaat nañu ko beneen mandaaw ñetti at ngir mu bokk ni ab membre ci conseil des droits de l'homme fële ci Nations Unies ci 190 voix 188 la ci am di équivalent su 99%. njiitu réew Sénégal nee na rafetlu na ko boobu la dogal nee na itam loolu day jëmmal ni Sénégal am na démocratie am na liberté am na justice am na itam protection ak respect. renouvellement bureau assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci Serigne Saliou Gueye changement yi nga xam ni am na ci taxu ko bari lool Moustapha Cissé wàcc na place am Abdou Mbow ko jël waaye jàpp na ni du mbetteel ak jéego yi nga xam ni Abdou Mbow def na ko ci xeexal lang ga mu féete ci wàllu politique sur le terrain
Safiatou Ba Ndiaye moo ko woo téléphone moom sëñ Saliou Guèye. Abdou Mbow mi nga xamante ne dañ ko génnoon session bi passé yóbbu ko commission des affaires étrangères moo del soit tey jël place Moustapha Cissé Lo jàngat bi ñu ci mën a am nag moo di que Moustapha Cissé Lo ñëpp jàppoon nañ ne tey waratul mën a nekk place bi nga xamante ne moom la occupé parce que déggootul ak ñi nga xamante ne moom la nekkal logiquement aussi politiquement Cissé Lo waral dañ ko bàyyi foofu parce que dëgguwuñ am moom beneen jàngat bi ñu ci am aussi moo di que Abdou Mbow moom mooy développé en force mais loolu aussi je crois que Abdou Mbow peut-être lu mu mérité la parce que gis nañ ni engagement au sein vraiment du parti fépp foo xamante ne ni war nañ ko fa demee fa dem défendre son parti je crois son engagement moom la ñu récompensé. Sëñ Saliou Guèye nekk taskatu xibaar nekk itam jàngatkat ci wàllu politique jàngat na itam yéegte gi mu am moom Adji Mbergane Kanouté am yokkute takkatal ndooma tànk foofee ci assemblée nationale ñu teewlu na mu ko jàngate. changement boo xamante ni mën naa wax ne pour man jaarul ci yoon mooy poste Adji Mbergane Kanouté parce que dañ ko def mu topp ci Aymérou Gningue du casting bu baax moom ak Aymérou Gningue seen i rab ju woowul gis nañ ne temps bi nga xamante ne sax ñu ngi doon lever immunité parlementaire Khalifa Sall Adji Mbergane Kanouté saloon na ci moom dal bu méttee mais sauf que nag dugal nañ leen mais loolu dafay peser toujours seen diggante donc pour man daal foofu même su fekkee nañu bëggoon a jouer la parité ou bien récompenser alliés yi mënoon nañ ci keneen koo xamante ne ni peut-être amul benn xarma yàlla ak Aymérou Gningue ñu jël ko vraiment teg ko ci wetam Adji Mbergane Kanouté ñu yóbbu ko par exemple ci benn poste commission. ba tey ci wàllu xibaar boobee la ñuy des di renouvellement bureau bu assemblée nationale Moustapha Cissé Lo ginnaaw bi ñu ko teggee ci boppu vice-présidence ba bureau ba nekk ci assemblée nationale xam ngeen ni itam wàccoon na ci boppu parlement CEDEAO Moustapha Cissé Lo itam ñu dàq ko ci APR kon ëllëgu politique gu Moustapha Cissé Lo ndax dana yomb question la Fatou Mbaye Diop. jóge ci bopp parlement CEDEAO jóge itamit ci vice-président bu assemblée nationale Moustapha Cissé Lo mujj nekk ab député simple ñu dàq ko nag ci parti APR moom El Pistolero comme ni ñu koy woowee moom daal di ñàkk lu bari ci wàllu politique moom mi nga xam ne nag nekkoon ci front yëpp ñu ko doon dégg fu ne jamono ji mu mel ni ku làqatu amatul benn sax génn ngir jàkkaarloo taskatu xibaar yi bi les comportements dindiru ne avenir politique bu Moustapha Cissé Lo nekk nu lëndëm loolu ndax nag moom mi la doon woowee boppam député Touba mu jigi mu mel nii dafa soppi yoon ndax dem ba wane ne dafa bëgg nekk maire bu Ndakaaru tey ñuy laaj ndax nag li mu ñàkk yépp ci ay titre ndax loolu wàññiwul bu baax ci doxalinam ci wàllu politique wala sax Cissé Lo dafay daal di rek toog yoonam daal di dal ngir xaarandi ab ay waxtaan ngir mu mën a jubóox Macky Sall ak waa APR li ci mënti am moom El Pistolero nekk na ci ab tekk-tekkaaral goo xam ne day mel ni ko amatul carte bu muy joué wala bokk mu mel ni koo xam ne mu ngay waajal offensive bu mag a mag ngir rek bañ a doon ku jeexal ci wàllu politique. Fatou Mbaye Diop la leen ci wàllu xibaar émigré yi nga xam ni dañu doon ay victimes ci xëy na dem ñu delloo si laak yu mel noonee mbaa dem am ay tolof ñibbisi te am lu ñu warloo woon ak ñoom nguur gi defoon ni engagement ngir ñoom itam. te nguur gi ba léegi sàmmante wala ak ay kàddoom boole ci jafe-jafe yi am ci Covid 19 bi nga xam ni tënk na lu bëri ci seen ay activité mooy li tax ñuy déplorer situation boobee ak seetaan gi leen nguur gi seetaan bokk na itam ca la ñuy dénoncer ay sénégalais yu ñuy rey ci bitim réew te benn kilifa ci kilifay réew mi duñu wax. Abdoulaye Diagne. ndimbal li njëkkati woon ngir jagleel ko moodu yi ci mbas mile yegsiwul ci ñi ko taxoon a jóg moodu yile di ko xamle Cheikh Tidiane Ndiaye jiite kuréel gi lëkkale moodu ya Bawol la. ministre des affaires étrangères Amadou Ba nee na moodu yëpp jot nañ seen ndimbal ñu leen xamal ne loolu dara amu ci. ñu jàpp ne dañ leen a fàtte ñàkkal leen fayda. billet bi France laa ko jëndee 350 000 francs laa ko daggee aller retour valable 6 mois Air Sénégal la Air Sénégal ñi ngi jaay ay billets ba léegi ni ma wax ak yow ay 500 000 600 000. noonu ñu jàpp ne moodu sénégalais dañ ko bàyyeeg àll bi ci lu amul benn taxawu. moodu yi sama ginnaaw am na ci ñoo xam ne nangu nañ seen séjour dëppee leen Sénégal état Sénégal jëfu ci dara ba léegi. Madio Diop mi ngi dëkk Nayobe ci région de Diourbel ki reyoon ko fan yi passé suñ consul ba fa nekk benn jéego defuñ ko ci. moodu yooyu lee ne dinañ dugal lu tolloo ko téeméer ak juróom fukki milliards at mu ne ci réew mi ñu ne dañ leen war a jox seen gëdd ci ni réew mi di doxee. Abdoulaye Diagne Mbacké Zik FM. Abdoulaye Diagne maa ngi lay jaajëfal yaakaar yu tas xol bu naqadi la ay nit yu dëkkoon ci Tivaouane Peulh te ñu daanew leen seen ay kër ñu toll ci junni nit ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn 1796 nga xam ne dañu leen a joxaatoon benn 20 hectares boo xam ne njiit réew mi moo leen ko joxoon ci veillu élection présidentielle yi la ñu génn
ñu doon dunde yaakaar di def ay pexe ngir mën a tabaxaat gouverneur bu Dakar annoncé leen ni site boobee jëlaat nañu ko ngir leneen lu ñu ko soxlaa ñu jàpp di nag ñii volte-face la ñuy def ak ñoom te bii la yoon jaral na leen seen bakken des ci ndax duñu ko nangu benn yoon ndaje la ñu doon amal ci kër chef de village bi nekk ci Tivaouane Peulh Omar Diop moo yor seen kaddu taxaw na temm ci loolee du sotti ñu teewlu ko ci micro Cheikh Ahmed Tidiane Seck. actuellement xam nga lan la ñuy xaar seen këyit mi ngi nii jël leen ngeen dem continuer parce que site bi biñ ñu koy jox yéen ñëpp filmé ngeen ko gis nañ tey état bi mu nekkaat te ñoom ñoo ñu permettre autoriser ne lu liggéey leen ko en attendant seen i këyit di génn bu ñu bàyyee ba mu baax ba mu rafet ñu ñëwaat ne non lañ leen joxoon jëlaat nañ ko ci ay nit ñoo xam ne ay néew ju doole lañ nga bëgg koo jox au détriment d'une seule personne bu fekkee benn nit moo la gënal 1796 yooyu bu président Macky Sall ak ñi mu àndal pare pour dékku loolu ñun pare nañ pour dékku lu ko raw site boobu à ce que ñu def ko ay armel waa Tivaouane Peulh di fa suul seeni néew moo ñu gënal kii que ce soit ñëw ne da nga koy jël di ko def ay lotissement de grande standing di ko jaay ay borom yi barke ñu koy jënd. semaine yi ñu weesu rek wala tollu ci benn semaine dong am na taw bu metti ba wàccoon fële ci Passy sabab ñaari nit faatu fa boobaak léegi nag gisuñu benn ndimbal bu bàyyeekoo ci kilifa yi jëm ci ñoom ndax ay nit yi nekk victime kese boole ci ba ay bakkan rot ci lu bon waroon naa ami autorité yi dem jaale leen wala bokk ak ñoom tiis wala taxaw ngir aider leen tous amu ci loole mooy li tax mouvement bi tudd coalition ànd suqali Passy dénoncé li ñu leen ñàkk fulaal muy manque de considération bi nga xam ne am na ci ñoom bu ñu sukkandikoo ci ki wax ci turu famille bi tudd Baye Niass ñu teewlu ko ci micro Alim Badra Sonko. ñu xamal leen ne cër moom dañ koy am ci nii wala ci nee ci département de keneen koo xamante ne gisee nga neneen nag kooku yow la concerné mais li leer ba daal mooy nit bu nekkee ci naxaar dara du gën a rafet lu may nit ñi déplacé wu autorité état dañ déplacé wu ci ñëw dem seet leen xam nga tey jii ay ñaari saako ceeb lan la mën a defal si nit koo xam ne dafa perte xale bu am 18 ans ak soxna soo xamante ne à peine 40 moins de 40 ans donc loolu yëpp loo ci déggee rek mooy fulaaluñu Passy fulaaluñu département de Foundiougne état bi fi régime bi fi nekk te loolu nag su ma koy wax ci kaw laa koy commencé ba ci suuf muy si président Macky Sall ba ci nga xamante ne ñoo nekk ba ci suuf yëpp liggéey bi nekk suuf. xam ngeen ni am na ñu nekk ci ay classes yi ñuy wax intermédiaire ci wàllu njàng mi am na ñu tiitaange ci ñoom nag juróom-benn weer yoo xam ni lii fantuwuñu te itam nafaruñu loolee est-ce que du jeexeetalu ci ñoom ci bu école ubbiwaatee question la en tout cas jàngalekat yi Abdoulaye Ndoye joxe na ci xalaatam ñi yor programmation yi itam te jiite njàng mi ci réew mi Moustapha Diagne yor communication ci ministère de l'éducation nationale moom itam joxe na ci xalaatam Alassane Balde. ndax war nañu am ci tànge ci niveau élèves yi nga xamante ñoo nekk ci classe intermédiaire yi gannaaw bu ñu toogee juróom-benn weer jànguñu Abdoulaye Ndoye jàpp ni lu war a mën a nekk la. parce que gis nañu ne c'est une question difficile ñun nag lu ñu yaakaar ni mooy dañ leen ne il faut ñu déglu acteurs yi yëpp mu am une démarche inclusive. xoolaat programme bi doon na ci lu ñu war a mën a jublu suñu sukkandikoo ci syndicaliste bi. programme yi ñu réviser ko xoolaat budget dañu ne lépp lu ñu mën a def balaa ñuy reprendre école il faut ñu déglu waa kër docteur protocole sanitaire bi ñu réviser ko xoolaat ko. waaye Moustapha Diagne nekk directeur de la communication bu ministère de l'éducation moom jàpp ni na xel yi mën naa dal ndax am na luñ ci namm. ay cours daanaka weer ak fukki fan ak juróom lu bari fi lay toll donc suñu jëlaatee benn weer ak fukki fan li wér te wër mooy classe yooyu daal di mën a amaat benn niveau acceptable pour mën a jàll ci programme yu bees. bu fekkee ni nag gagné nañu benn xeex mu di nag fexe ba amal examen yu mucc ayib mu mel ne nag des na lu ci ëpp solo suñ sukkandikoo ci Abdoulaye Ndoye mu di rek fexe ba 4 millions ndongo yi nga xamante ni ñoo war a dem ci tijjite l'école bi mu nekk tijjite bu dul am benn gàllankoor. Alassane Balde maa ngi lay jaajëfal fexe ba xale jigéen yi dellu ci l'école yi bu baax des fa itam mën a jàng bu baax moo yittey réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégambiennes doon amal benn cérémonie de lancement ci activité de sensibilisation yi doon def ci xale yi jigéen yi ak seeni waajur ñaax leen ngir ñu fullaal bu baax njàng mi ak itam jafe-jafe yi nga xam ne juddu na ci Covid-19 bi kenn bañ a découragé wu ci wàllu boobale loolee sababoon ay jéego yu am solo yuñ ci def fële ci diwaanu Kaolack ñu fekk fa Alioune Kane. ndaje mi li ko tax a jóg mooy soññu xale yu jigéen yi ñu dellu ci bërëbu jàngukaay yi gannaaw ay weer yi nga xamante ne bi daal mbasum coronavirus tax na ba jàng amatut. Zeyda Moussoukoro Mbaye moom mooy présidente bu réseau des femmes entrepreneurs et leaders sénégambiennes. dañu gis ne école yi dañ ko teel a tëj ñu gis sunu doom yi ñu ngi ci biir garage yi di jaay ndox yëlee ngi jaay gerte di saaf yëlee nga ca mboq ma
ndax li ñu ragal mooy gune yi mos xaalis ci mbedd mi ba tax ñu tayal a dellu ci école bi moo tax ñu jël décision ne dañuy def campagne de sensibilisation pour le retour des filles à l'école pendant le Covid et après le Covid-19. ngir nag ñu am li ñu bëgg ci liggéey bi le réseau bi fas na yéene sukkandiku ci sensibilisation. stratégie yi ñu teg nag moom bokk na ci yaatal ko ci bàjjenu gox yi ci bérébu ndaje yi moo xam ci daara yi la moo xam ci jàkka yi la. réseau jigéen yi le mu ngi tàllal loxo nguuru Sénégal ngir mu gunge leen ci liggéey bi le ngir mu antu. Aliou Kane Kaolack Zik FM. ngi lay jaajëfal Aliou Badara Kane jeexal nañu nag dem ginnaaw kër cib àll daa war a dakk ndax nag ndool mënut a weesu foofee te phénomène la boo xam ne it nag dëgg-dëgg daa cosaane lool mooy li tax fële ci arrondissement bu Jula Kolon am na benn projet bu FDAL fas yéene def foofee nga xam ni lu toll ci ñaar fukki village des na leen tabaxal ay douche yoo xam ni bu ñu soxlaa seen bopp mën a suturlu ci njiital sous-préfet bu Jula Kolon ak itam ànd nag délégation ñu dem ca Saare Kayta nekk ci commune bu Tankanto ci Escale Tankanto Escale muy projet bu am solo boo xam ni UNICEF dugal nañ ci seen loxo ak yeneen ci ay kuréel yoo xam ni daal dañu fas yéene jeexal phénomène boobee nga xam ni dëgg-dëgg xaw na cosaane lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Seyni Sène mi nga xam mooy responsable programme d'assainissement Total Pilote ci boobu les gox ñu teewlu ko. Kolda dafa bokk jusqu'à présent sax si zone rouge c'est-à-dire que taux de défécation bi dafa élevé dafa jëm kaw de trop te loolu aussi dafa nekk loo xamante ne ni dafay indi ay feebar yàlla def ñuy xeex loolu nit ñi commencé di adopter ay comportements yu positif yoo xamante ni dañuy am ay lavage des mains ay raxasukaay di nettoyer seen environnement di tabaxal seen bopp sax ay douches yoo xamante ni loolu ay villages entiers ñoo xam ne dañu daan def pratique yooyu dañu dem ba dañu ko bàyyil seen bopp parce que dañu waxtaan ak ñoom si commune bi léegi ñu tànn si 20 villages si ñaar fukki villages yi il se trouve que ñaar fukki villages yëpp presque ñoom ñëpp am nañ atteindre nañu fin de défécation à l'heure. Voici Trafic News. Foofeete. voilà ginnaaw yoonu Yaraax bi retour sur la route nationale des ralentissements mooy xaar ñu bàyyi ko Pikine Guédiawaye jaare ko ci Lébar Fall bëgg a progresser vers le rond-point du cité boobule su ko defee aussi même ngeen ko dépassé jafe-jafe yu tar ñoo lay xaar ci axe boobule rawatina des véhicules yu nga xam ne nag dañoo bëgg nag progresser au téléphone xam mooy du côté de rond-point de Cambérène bàyyi ko du côté de Pikine su ngeen dépassé rond-point Cambérène la voie est libre mën nga progresser au télé Patte d'Oie baat ko du complication pour ñu bàyyi ko foofu lay bëgg a dem ci passerelle bu Nabil Super par contre dans l'autre sens mën nga jaare Mariama Niass utali échangeur bu Hann boo ko dépassé passerelle bu jëm Maris foofu la jafe-jafe tàmbale jëm échangeur bu Hann Hadj Mansour. Zik FM. ci wàllu bitim réew bis ni ki tey fukki fan ak juróom ci weeru octobre 1987 la ñu boomoon jàmbaaru Afrique jooju tudd Thomas Sankara moo nekkoon njiit réew Burkina Faso ba léegi nag am nañ kuréel yu taxaw ci Afrique di ko roy tey doxe ak philosophie am gëm-gëmam njàmbaarteem ak ni mu nawee woon boppam ci wàllu liberté ñu amal nag ci àllarba ji benn manifestation buy jëmmal fàttaliku Thomas Sankara mi nga xamante ne bi justice lañu ni na am ci ak boomam ak itam pexe yi ak boomam foofee ci Burkina Faso bokk na ci ñi nga xam ni jëmmal nañu nag pertement bu rëy ci dendub Afrique ndax ay jaar-jaaram ak li mu doon bëgg ci liberté ak exploiter li ñu moom ngir mën a développer génn ci situation bi ñu nekk di ay quelques yu mel ni moom rek ci Afrique misaalu Kadhafi waaye ku ci nekk daanaka ci loxoy daanaka ball puy da rek ci nga mujj ñu boom la rek ci ñoo xam ne daanaka mënuñoo sax raw bu mu teen ci ñooñee la ñu la jaxase rek ñu boom la mu mel ni Thomas Sankara Kadhafi ñu mel noonu li tax bisub tey mbii di bisu anniversaire ak boomam ñu nekk ay panafricanistes ñëpp di ko jooy ñu ubbi waneen xët. Actu Sport. Sport dañu ci ànd ak Baye Mantan Boub salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. am na benn jongante boo xam ni afro basket la waaye ñi koy def mooy ñi amagul fukki at ak juróom-ñett te di jigéen Sénégal moom mu ngi ci regroupement di ko waajal dañ caa bokk. waaw Sénégal nag soo xoolee El Hadj depuis 2012 ak léegi nag ci la gëj a bokk jëm nag ci compétition yu ndaw yi am nag fukki at ak juróom-ñett jëm ci wàllum jigéen yi ba tax na nag at bi seen bëgg-bëgg nag du lenn lu dul lu jëm ci wàllum fédération bi ñu bokkaat nag ci yooyu la compétition tax na nag ni ki démb rek la ñu tàmbali lu jëm seen regroupement foofu ci stadium bu Amari
Fabrice Ndiaye muy li nga xam ne nag kii di directeur technique régional bu fédération bi ci Ndakaaru du Ousmane Diallo rafetlu na ko loolu gis na nag li ni mel ndax dina tax nag compétition yi jeunes yi mun di participer ci wàllum compétition internationale yi ñu teewlu ko ak suñu naataango yu basket 221. Il y a du boulot à faire mais ce qui est important c'est la. am na liggéey bi ñuy xaar waaye nag li ci gën a am solo mooy politique sportive bi nga xam ne fédération bi teg na ko ngir nag permettre ndaw ñi mën di bokk ci yenn compétition internationale yi la gis nañu ne ndaw ñi ñoom ñooy avenir u ëllëg te ñoom ñi le ñoo fas yéene nag nekk ci équipe première yi ngir basket Sénégal mën a jóg ca kaw am na ay potentiel waaye nag am na liggéey tamit bu ñu war def liggéey boobu noonu le ñoom techniciens yi mooy suñu wareef kon faaw nag ñu gën a yokk formation bi waaye daal lu ci gën a am solo mooy taxawal ay équipe yoo xam ne ay ndaw la ñu doon. Et puis le travail ça continue gannaaw Ndakaaru kii di directeur technique bi xam ne nag dinañ dem foofu ca Thiès ngir nag dajale yenn ci ay régions yoo xam ne dinañ nag indi seen ay ndaw ñu mën a dem tamit ay test de présélection ngir ñu mën a intégrer lii di équipe nationale bi ñu teewlu ba tey kii di Ousmane Diallo nekk directeur technique bu région bu Ndakaaru. On s'est basé sur la présélection de Dakar. dañoo sukkandiku ci présélection bu région bu Dakar ndaxte soo xoolee Dakar saa su nekk day am nag ay présélection ci U16 ak U18 jot nañ nag def benn séance. mercredi bi di ñëw nag si lañ fas yéene defaat beneen séance ngir xool na la ñuy wàññi équipe bi buñ ci jógee nag ca Thiès la ñu jëm foofu nag daanaka région yëpp ñoom ñoo fay tase ngir nag ñu mën a saytuwaat yenn joueur la ñuy tànn ngir boole leen am na beneen projet boo xam ne tamit direction technique bi moo ngi ci yëngu muy nag xool yenn joueur la ñu mën a jël ca bitim réew ñi nga xam ne ñoom tamit war nañu mën a participer ci compétition yi ñu jëm. Pour le potentiel qui est de l'extérieur ceux qui peuvent vraiment venir en équipe nationale. di fàttali rek ni championnat d'Afrique yi nag jëm ci wàllum basket U10 U18 féminin ren jii nag ñoo ngi ko fas yéene amal foofu ci Égypte ci weerum décembre lay doon. ñi amagul fukki at ak juróom-ñaar itam tey football ñoom itam tey ci alxames yi daañu defu ndajaloo. waaw gannaaw nag ba ñu tàmbalee lu jëm seen wàllum stage ay semaine lii nag di U17 yu équipe nationale bi nga xam ne nag kii di Malick Daf moom moo leen di tàggat ñoom ñi leen nag ni ki tey la ñu fas yéene tàmbali seen phase bu njëkk ci préparation jëm ci compétition yi jëm ni ki tey nag jàppal ne ci kanam tuuti la ñu war a dajee foofu ca stade Léopold Sédar Senghor ni ki noonu nag si lañ fas yéene amal lu jëm si seen wàllum test Covid 19 bu ñu ci jógee nag si la ñuy dem foofu ca centre d'excellence Youssoufa Ndiaye nekk ca Guéréo ngir nag tàmbali lu jëm ci seen wàllum stage bi de. ñu wax ci football ak Ligue de Dakar ak distribution des équipements yu ñu jagleel club région bi. ni ki tey bu 10h30 jotee foofu ci stade Demba Diop ci seen siège c'est la nag Ligue bu Ndakaaru fas yéene nag jébbal ay matériel lii di club yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Ndakaaru loolu nag ci njàppandalu fédération sénégalaise bu football ak programme lii di FIFA Forward bi nga xam ne dañ ko taxawal rek ngir nag mën a gën a suqali lu jëm ci wàllum football local bi ñu jàpp ne sax yi la équipement yi nga xam ne nag FIFA ak fédération bi jagleel nañ ko ligue ak ñii di centre technique bu fédération bi di Jules François Bocandé ca Toubab Dialaw ak Youssoufa Ndiaye buñ koy xayma toll na ci 87 millions si suñu xaalisum réew jàppal ne sax boobu cérémonie tàmbale woon nañ ko foofu ca Kédougou Haj Mansour kon